féliciter la coalition Benno Bokk Yaakaar pour la victoire bi mu am lors des élections du 31 juillet xam ngeen ni am nañu 82 députés donc on a une majorité à l'Assemblée mu nekk loo xam dañ koy rafetlu te lañ si njëkk def mooy féliciter le président Macky Sall moom mi nga xam ne moo jiite coalition bi di ko ñaanal wér ak jàmm mu continuer di conduire cette coalition vers d'autres victoires def naa loolu la ñuy tàmbalee ba pare. mais ñun ñi ñëpp ku ñu woo si liggéey ñu liggéey si ñun wax nañ ko man bi ma gagné local te li ma njëkk wax mooy xam-xam bi nga xam ne bëggoon naa ko tëral biir Médina bu ma si maire bi wooyee li ma si xam naa ko si wax. D'ailleurs, j'en profite d'ailleurs pour lancer un appel parce que nous sommes en train de mettre en place un comité d'initiative pour la rénovation de la Médina parce que jàpp nañ ni li xew keroog drame bi xew keroog daf ñoo metti ba nga xam ni ñun ñi nga xam dañ nekk Médina nekk ay responsable faw ñu jug li xew Maroc nga xam ni y a une nouvelle politique pour les Médina foofu au Maroc li xew Rwanda nga xam ni Kagame dafa jël les bidonvilles defar ay immeubles xëy na sax foofu am na lu fa sooxee waaye dinañ ko jàngat li xew New York nga xam ne Harlem dañ ko defoon benn quartier ngeen baal ma terme bi quartier wuyu waaye gis ngeen ni léegi Harlem dañ ko bëgg biir États-Unis loolu yëpp man bëgg naa ñu créer benn comité boo xam ne dinañu xar suñu tànk tubéy ànd ñun ñëpp dem Maroc dem Rwanda dem États-Unis et cetera bu ko defee ñu xool ñooñu naka la ñuy doxalee loolu nag ñu ngi siy lancer un appel au pouvoir public et à la commune pour que ñu ànd ñun ñëpp liggéey biir Médina donc initiative yooyu dinañ ko continuer di ko jël ñu ngi liggéey sur le terrain ñu ngi liggéey ak suñu xam-xam parce que du parce que perte lañu ay élection rek que dañuy bàyyi waa Médina loolu duñ ko def jamais def naa ñun on est prêt à encore aider les populations de la Médina te loolu la ñuy wër. Benno Bokk Yaakaar bi mu demee nii. non loolu wax naa la ñun loolu yëngaluñu on était dans un combat démocratique politique perte nañu mais du tax c'est la fin du monde. Encore une fois dès demain d'ailleurs dès demain dañ dem seeti les ex détenus jox leen ay jumtukaay donc ñun loolu la ñuy wéy on continue l'action sociale en attendant les grandes décisions de la mouvance présidentielle et du président ñu xam fan la ñuy teg suñu tànk sur la vie politique maintenant au Sénégal. Encore une fois xam nga nit ñi dañuy bëgg quelque chose et son contraire. ñun ay doom Médina yi ak mu doon neex doom Médina yi mel ni yëpp doon def comme li may def c'est-à-dire képp koo xam ni juddoo nga Médina am as tuut nga dellu si Médina di dimbali population ak mu ma doon neex ñëpp di ko def mais man damay presque yenn saa damay wét ci loolu mais ñun loolu mooy suñu wareef on est dans un quartier populaire on a l'obligation morale ñëw di dimbali nit ñi mais doo ñëw di dimbali nit ñi nag ñu naan da ngay bëgg a jënd nit ñi nee naa la fàttalikul élection yi bi mu passé laa door a def les 150 millions pour les femmes nga xam dañu dem négocier ko ak le crédit mutuel dama bàyyi ba lendemain élection parce que tout simplement dama doon bañ def ko ci biir élection ñu defee leneen moo tax kits sociaux yi aussi dama bàyyi ba élection yi passé ma def ko mais loolu dañ koy perpétuer loolu kenn mënuma ci dindi tant que maa ngi dund tant que yàlla mooy ma ay as tuut ma am samay xarit yoo xam ne bu ma màjjalee ñu jàppale ma naa ko ne di ko def bu neexee yàlla bu ko neexee bu nit ñi nag bu leen neexee ñu wax lu leen neex leen wax mais man loolu mënuma ci wàcc loolu lay ko ne di ko def mais bëgg naa doomu Médina yëpp je lance encore un appel parce que les populations ont besoin de ça képp ko nga xam ne yaa ngi am as tuut nga ñëw dimbali population Médina c'est l'appel que je lance. man enfin tali yi nu mu mel foofu biir Médina gis naa maire bi ci boppam mu koy jàmbat je pense que loolu du maire bi rek nañu fexe ba saisir les autorités compétentes ñooñu xëy na buñ demee ci ñoom dinañ ko mais encore une fois le comité d'initiative boobu nga xam dama ko bëgg a teg loolu bu taxee vraiment dinañ liggéey aussi sur l'environnement à la Médina incha allah. ci politique 1 + 1 peut être égal à -3 ça dépend des circonstances et de l'environnement donc c'est vrai ñun ñu ngi koy reconnaître au niveau de la Médina dañu am désillusion j'allais dire parce que jàppoon nañ ne vraiment dinañu gagner dinañu constituer même une réserve pour Dakar waaye yàlla weddi na population yi démocratiquement dem nañu élection ñu def li ñu bëgg a def ñu leen ci remercier aussi j'en profite d'ailleurs pour féliciter et remercier toute la population médinoise parce que génn nañu voté nañu dans le calme ku nekk fi nga féete nga exprimer ko dans les urnes li am
ay doomu Médina yoo xam ni wax dëgg am nañ si ndam ñu leen di félicité ñoom tamit mooy suñu ñaari jigéen yu député yooyu nga xam ni fal nañ leen ñu leen di gërëm di leen félicité di leen wax ne ñu ngi leen di ñaanal vraiment fépp fu baatu Médina war a jóge ñoom ñu yore ko jàppale ñu si. waaye li xew moo taxoon tey sax ñu def suñu réunion bi jàngat ko xayma li ñu def yëpp xool li nga xam dafa sooxe li nga xam ne war nañ ko améliorer parce que comme ni ma leen ko waxee sànq rek la coalition est restée debout unie gis ngeen kàngam yëpp nekk sama ginnaaw boo ko defee ñu am d'autres combats politiques yow dinañ ko mëne pour que la Médina émerge encore. voilà loolu du problème jàngat nañ ko waxtaan nañ ko suñu biir dinañ ko wàccee ci base bi ñu xool li nga xam ne mën nañ ko améliorer ñu améliorer ko. waaw mais mooy li ma wax rek c'est-à-dire que ñun jàngat nañ ko xam nañ ne on a perdu 10 000 voix mais justement nous sommes des hommes politiques et des femmes politiques moo taxoon tey ñu réunion parce que loolu encore une fois dafa nekk mbetteel si ñun jaadu woon nañ ñu toog waxtaan nañ si ku nekk joxe na xalaatam xalaat yooyu yëpp nag dañ ko togg bu ñu ko toggee ba pare xool li nga xam mën nañ ko seppi jébbal ko suñu ay militants waxtaan ak ñoom xool nu ñu mën a def ba Médina fi mu nekkoon mu delluwaat fa c'est-à-dire fi mu nekkoon mooy nekk au mains du président Macky Sall. waaw loolu ñu ngi si waxtaan dañ ko xool effectivement du ma fi nekk nag di toj li ñu fi wax yëpp parce que am na loo xam ne il faut ñu xoolaat ko balaa ñu koy génnee mais dans tous les cas en tout cas kàngam yi fi nekkoon xam nañu li xew xam nañu explication yi en tout cas wala jëm nañu xam explication yi bu ko defee loolu yëpp dinañ ko tënk incha allah xëy na dinañ ko jébbal yéen tamit. loolu xam nga yéen yaa ngi tiré seen conclusion yooyu j'en profite d'ailleurs pour féliciter ñi nga xam ne àndoon nañ ci xeex bi ci biir élection yi ma ànd seex ñoom muy le ministre Seydou Gueye le maire Bamba Fall ñu def lu ñu mën yëpp lépp lu ñu mën def nañ ko li am na ba pare du ñu fi nekk di jiiñ kii wala ñu jiiñ kële loolu ay jàngat la parce que nit buy wax ci politique da ngay wax lu la wóor waaw boo waxee ni ay vote sanction wala yooyu mais xanaa da nga fàtte ni amoon na ay kàngam yu nekk suñu kanam ay nit ñoo xam ne dañoo koy xanaa ñooñu dañ jëriñu dara ci politique ñooñu dañ ñëw indi seen i programme indi seen i explication wax ak population bi comme ñun ni ñu ko defee xëy na population bi moo tànn li mu tànn mi ñun jàpp nañ ni cofeel bi ñu amoon ci président Macky Sall mi ngi fi cofeel bi ñu amoon ci Benno Bokk Yaakaar mi ngi fi parce que li ñuy waxtaan sànq gis nañ ne ñun xëy na suñu biir am na lu sooxe gis nañ ko te incha allah dinañ ko saafara. non dafa am ñaari niveau d'analyse boo xam dañ ko war a def ñun en tout cas man li ma gëm mooy nit ñi nga xam ñoo jiite woon Benno Bokk Yaakaar bi ñun juboon nañu du mooy politiquement juboon nañu parce que ñun nag waawu président Macky Sall waxu président Macky Sall la ñuy topp moo ñu boole si loolu la ñu tënku si loolu la ñu liggéey du début à la fin ñu xar suñu tànk tubéy ma ànd sa sama mbokk yu baax yi bon Benno Bokk Yaakaar ñun ñëpp ñu liggéey sur le terrain li am nag am na ba pare bu ñu fi nekk di jiiñante kii moo def lii kii moo def lii léegi nag ñun suñu jàngat mën naa leen si cofal tuuti xam nañ ne suñu ay militants am na ñoo xam ni xëy na seen culture politique moo yeggul foofu parce que y avait des enjeux de régime te ñoom xamuñu loolu am na ñi ñoo xam ne xëy na dañ jàpp ne seen leader teguñu ko fii donc ñoom dañu war a doxalee nii wala doxalee na ñu juum nag ñu juum parce que loolu erreur bu mag la ñun pendant toute la campagne essayé nañu expliquer nit ñi ne leen mbir mi président Macky Sall la ñu war a conforter président Macky Sall la ñu war a jox majorité confortable à l'Assemblée nationale xëy na am na ñoo xam ni amuñu déggin xëy na am na ñu def safaan bi lañ leen waxoon loolu jàngat nañ ko ci biir mbir yi parce que effectivement ni ngeen ko waxee sax gis nañ ne muy le maire muy man suñu électorat bi ñu amoon wàññeeku na donc ça veut dire am ñoo xam ne dañu voté woon ba pare xëy na ñu def safaan bi bii pas li ko waral nag dinañ ko jàngat mais suñu xel daf siy dal parce que bu fekkee ne loolu rek moo indi problème ñooñu ñu neex a indiwaat lañu te incha allah dinañ ko xëy indiwaat leen.